Sen Télé, la télé dans votre poche. salaamaaleykum mbokki commune bu Taïba Ndiaye man la Assane Ndiaye seen candidat bu union citoyenne bunt bi ñu ànd ko nag ak une équipe dont waa réew mi dirigé par seen leader monsieur Madieng Ndiaye ñu ànd depuis 1 mois ci pré-campagne bi ñu wër 35 villages yi ci commune bu Taïba Ndiaye wërati ko def ay caravane def ay meeting def ay proximité di waxtaan ak askan wi ba askan wi wóoluñu le 23 janvier dénk ñu fas yéene ñoo dénk seen kàddu ak seen am-am ci juróomi at yi di ñëw ñu fas yéene ko yor ci yorin bu sell ànd ko nag ak équipe bu am solo boo xamee ne ni maillage bu am solo lañ def ci commune bu Taïba Ndiaye dëkk yëpp bokk ci seen bopp ñu fas yéene liggéey boobu nag lu mu gën a yombe mooy dañuy tàllal sunu loxo ñëpp rawatina candidat yi nga xamee ne ni ñoo àndoon kenn ku nekk yaakaar ni sa programme boo ko déroulé commune bi dina ci gis boppam waaye yàlla def ñu tànn ñu kon ñooñu ñoo ngi leen di tàllal loxo ñu fas yéene liggéeyal askan wi ñi ngi sant nag candidat yi ñi ci ëpp ñi déplacé wu nañu ñëw ba ci man ñu félicité ma ñenn ñi woote nañu téléphone félicité ma jël seen engagement fas yéene ñu ànd liggéey commune bu Taïba Ndiaye kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp population bu Taïba Ndiaye ñun mënuñu leen a fay ndax wax dëgg yàlla bi ñu génnee di dem ci ñoom lañ leen gën a xam ñu gën a xam seeni engagement waaye gën a xam seeni jafe-jafe yooyu nag moom la ñu bëgg ànd ko ak ñoom li tubaab di wax la co-construction dëkk bu nekk commune bi mairie bi ànd ko ak population yi seeni soxla ñu jéem ko defar satisfaire ko waaye duñu ko xamee ni rek wala ñoo xamee ni nii dañ ñaar rek diggal promesse yi nga xam ne dañ koy diggee lu nekk nga diggoo ko ci commune bi ñun duñu fas yéene doxe noonu tuba yi boo koy natt da nga koy natt ci boroom mu bañ a ëpp mu bañ a yées donc soxla yi dëkk bu nekk groupe yi bu dee les jeunes bu dee les femmes bu dee les techniciens les artisans les producteurs les éleveurs kenn ku nekk sa soxla ñu xool li nga xamee ne commune bi war na cee mën a def ba nga xamee ni commune bu Taïba Ndiaye c'est une commune vraiment émergente manque yi fi am yëpp ñu jéem ko rectifier ndax lépp mu jëm ci kanam jamono bi xat na commune bi yaatuwul usines yi bari na fi donc population yi dëkk yi di yokku problème suuf di posé wu kon il faut ñu am ay xalaat yu bees yoo xamee ne nii dañ koy ànd nag ak équipe yi nga xamee ne nii kenn ku nekk matière bu nekk xam nga ko mën nga ko ñu fas yéene liggéeyal commune bu Taïba Ndiaye kon yaakaar naa ne ñu ngi tàllalaat sunu loxo di woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp yaakaar naa di ñaan yàlla mu defal ñu wér ak wérle équipe yiñ ko àndal ñoom itam yàlla defal leen sutura ñoo xamee ni ñooy bokk di liggéey waaye am naa ci confiance ndax équipe bi boo ko xoolee ay xale lañu ñi ci ëpp ñii ay docteur en physique ñii ay littéraire lañu ñii ay aménagiste lañu ñii ay artisan lañu ñii ay baykat lañu donc muy ak une équipe pluridisciplinaire lépp loo xamee ni rek war naa ñëw ci commune bi am na ñoo xam ne seen xel màcc na ci loolu kon nag sunu xel dal na suñ ci boolee nag candidat yi nga xam ne ni ñoo fi nekkal ñun ñëpp xam nañ leen ay xale lañu te xam nañ seen xarañte ci wàllu nga xam ne moom la ñuy liggéey loolu yaakaar naa duñ ko bañ ñu ànd ko former une équipe soudée ñu liggéey commune bu Taïba Ndiaye fas yéene ko liggéey ci ak njub waaye fas yéene ko liggéey ci ak leeral fas yéene ko liggéey ak yamale
yaakaar naa li su amee daal commune Taïba Ndiaye ci commune yi gën a émergente gën a jëm kanam yaakaar naa ci la ñuy bokk. ñu ngi sant yàlla sant ñi nga xam ne ñoo ànd durant toute la campagne amul guddi amul bëccëg bu ñu xisee génn ba 2 heures du matin amul añ amul reer waaye l'essentiel nañu atteindre suñu objectif. donc équipe yooyu ñu àndal noonu lañ doon liggéeyee di sant suñu comité électoral ak commission yi nga xam ne ñu ngi woon ci biir ñëpp ñu liggéey ci liggéey bu am solo waaye beral les populations de la commune de Taïba Ndiaye maa ngi nuyu sama waa dëkk nag muy le village de Thialé wax dëgg yàlla ko gis ni ñu génne ci élection yii xam nañ ni seen doom programme bi mu teg dal na seen xel te noonu ko Thialé defee noonu la ko yeneen 34 villages mën naa koo lim dëkk par lim dëkk te ñoom ñëpp adhéré nañ ci loolu adhéré nañ ci suñu programme adhéré nañ ci suñu politique yaakaar naa ni daal incha allah commune Taïba Ndiaye dina gën a jëm ci kanam. ki may remplacer yàgg na fi def na fi 32 ans waaye ñun itam gunge nañu ko ndax def naa 21 ans de conseiller d'abord conseiller rural ba 2014 ma nekkaat conseiller municipal de 2014 à tey jii kon nekk premier vice-président de la communauté rurale de Taïba Ndiaye 2009-2014 ba tey jii ma nekkaat premier adjoint au maire de la commune de Taïba Ndiaye ñàkk ñoo président liggéey na waaye ñun itam liggéey nañu ndax dëkk bi ngi nekk Thialé courant bi man maa ko fi indi dëkk bi ñu nekk ndox mi maa ko fi indi samay partenaire commune bi xamul fu ndox mi jógee xamul fu courant bi jógee bu dee financement ci mutuelle Taïba Ndiaye avec sama fonds bi ñuy wax FIDEL fonds d'impulsion pour le développement local waa francophonie ñoom ñu jàppale en 2012 ma logé ko ci mutuelle Taïba Ndiaye at mu jot ma financé ci famille yi parce que damay signé contrat ak la mutuelle jusqu'à hauteur de 85 millions donc groupement bu bokk ci CLCOP bi ñu lebal la jusqu'à hauteur de 3 millions bu dee da ngay def sa embauche bovine bu dee da ngay def sa commercialisation des produits bu dee da ngay jënd ay produits jaayaat ko feneen les noix d'acajou loolu lépp dañ ci liggéey wala da ngay jënd say semence say intrants pour nga def sa maraîchage soo liggéeyee nga delloo si ko donc déjà noonu am nañu ab financement boobu xam ne ni taxaw na te bokkul ak budget bu commune bi budget bu commune bi nag jigéen ñi dañ ciy am seen wàll xale yi am ci seen wàllu sport wàllu éducation wàllu santé loolu lépp su ko defee incha allah xale yi daan ci gis seen bopp. usines yi bari na fi mais dañuy gën a waxtaan ak ñoom d'abord man li may wax formation moom moo ci war a jiitu yàlla def na wàllu formation ñun am nañ ci ab expérience ndax man maay premier vice-président bu chambre de commerce bu région de Thiès ñu am ay programme yoo xam ne yu am solo la ñu koy def ci wàllu formation lu mel ni boo jëlee le projet Archipelago bu la côte chambre de commerce Côte d'Armor boo jëlee beneen projet bu ñuy wax le projet Gunge Ñambi avec la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire foofu rek laay lim ak suñu partenaires yi nga xam ne ñi ngi nekk à l'institut d'Ibadan ou bien l'institut de Koumassi yooyu yëpp ñu liggéey ci wàllu agriculture ISRA ANCAR ñoom ñëpp di suñuy partenaire kon xale yi en tout cas dañ leen jàppale ci wàllu formation ñi nga xam ne dañuy ubbi également ce qu'on appelle un guichet de placement ñu def suñu recensement exhaustif métiers yi nga xamee ni nii moo am ci commune bu Taïba Ndiaye di sol suñu dàll nag dem ci usines yi ñi nga xamee ni usine bi mën na leen absorber ñu yóbbu leen foofu ñi nga xam ne dañoo bëgg a def dans l'agriculture te amuñu expérience bi ñu jàppale leen ci wàllu formation te li ma wax ci wàllu financement bi également ñu jàppale leen ci en tout cas kenn ku nekk ñu bëgg a def embauche bovine chaque année état bi avec l'ANIPEL dont je suis membre dañuy jënd di ay vaches laitières à l'extérieur en France particulièrement avec les Montbéliard les Holstein les Brunes des Alpes et cetera xeeti nag yooyu nga xamee ne ni vraiment une production laitière bu am solo la lay jox ñi nga xamee ne ni ay jeunes éleveurs lañu également ñu jàppale leen ci noonu laa ko mën a limee corps métier bu nekk xale boo xamee ne li nga soxla noonu ñu jàppale la ci côté boobu incha allah yaakaar naa daal buñ commune bi suñ ko yoroo juróomi at ñu bari en tout cas daañu fexe ba am xëy ci kàttanu yàlla. Est-ce que monsieur le maire sortant Adama reconnaître
defetam aussi est-ce que war na la ko féliciter. ah président Aliou Lo de wooteegul wax dëgg yàlla waaye nag war na reconnaître defetam ndax bu ñu amee procès verbal des bureaux de vote les 33 bureaux de vote benn bu nekk ñu yóbbu ko tribunal commission bi nekk foofu ñu xool ko ñu comparé ko ak copie yi ñu am ba nga xamee ni sama plénipotentiaire moom moo demoon bi ñu demee amul benn erreur boo xamee ni nii mën nañ ko wax donc bu reconnaître defetam de te ñu raw ko de loin kon fu mu koy teg man de dina ma xaw a jaaxal parce que boo demee bureau de vote bu nekk 9 candidats yi kenn ku nekk am nga fa représentant centre de vote bu nekk candidat bu nekk am nga fa ab sa mandataire te ñoom ñëpp à l'unanimité seeni candidat woon nañ ma sauf lui pour encourager ma pour ñaanal ma pour féliciter ma ci victoire éclatante bi nga xam ne nii Union Citoyenne Bunt Bi am na ko dans la commune de Taïba Ndiaye muy une première. voilà bi ñuy ñëw dañoo wax que ni bureau 1 fii au niveau de Thialé dafa amoon problème parce que ñoom ñu dugal recours bon est-ce que am na ci ay information bureau 1 de man bi ma defee sama devoir citoyen dem wote 17 heures laa ñëw sama kër xam naa ni daal bureau 1 liggéey nañu ba 22 heures ñu wote ñëpp ñu pare ñu këpp kees gi woññ avant minuit PV yëpp pare na waa SEDA ña nga fa bureau bi ña nga fa tous les représentants des candidats ñu ngi ci salle bi ah ñoom nag bu ñu defee recours xañ na ñoo ak xam fu ñu ko teg noonu que ñoo war a def recours ndax am na ay coow yu ndaw durant le vote ci suba gi koo xam dañ koo jàpp magum jëmb di kilifa mu yor ay enveloppe def ay bulletins ba ñuy jël ko yóbbu ko gendarmerie noonu que ñoo war a plaindre waaye nag commune bi suñu commune am na loo xamee ni xaju fii président de la république sax bu daanoo day woon nattangoom mi ko gagné félicité ko encouragé ko ñaanal ko ci mandat bi nga xam ni moom la ko askan wi dénk rawatina nag koo xam ni def ko fi 32 ans am na loo xam ni moom day guddal ab jël rek jërëjëf. Sen Télé, la télé dans votre poche.